Votre bulletin d'information communale, BIC. maa ngi leen di fay. ñu ngi lay wax rek ni la yegg si nga ci Léona. yow yaay candidat wàllu Sénégal. ñu bëggoon rek nga présenter tuuti ci doxin bi ak coalition bi li nga xamante ne bi ni moom la taxawee fii ci biir Sénégal rawatina ak Ndar gi nga nekk. jërëjëf maa ngi leen di sant bu baax leen gërëm comme ni nga ko waxee man maa jiite fii ci commune Saint-Louis liste bi nga xam ne moom mooy compétir ci élection locale yi pour maire bi ci bannière la grande coalition wàllu Sénégal mu doon une très grande coalition boo xam ne dafa dajale PDS ak yeneen parti ak ay mouvement rawatina ay mouvement de base yoo xam ne fii la ñu adhéré ci dëkk bi nekk ci quartier yi nga xam ne ñoom ñoo constitué la commune ñu doon nag mbooloo mu taxaw ay jeunes ay mag ay jigéen composé ko ci liste yi ak ci équipe yi nga xam ne ñooy dem sur le terrain pour préparer la pré-campagne mu mel ne Ndar dañu sonn ci maire yi ñuy fal ca duñu amal njëriñ mu mel ne Ndar dañu sonn ci fal maire bu mel ne Mansour Faye nga xam ne boo ko soxlaa doo ko gis ca dafa mel ne juróom-ñaari at yi ñu ko jox ca juróomi at dong la waroon a am doyu ko pour mu won Saint-Louisiens yi que ne mën na liggéey gannaaw loolu nag wane na tële ba Saint-Louisiens yi ak Saint-Louisiennes yi ñoom ñëpp ñu ne gisuñu seen bopp ci maire bi loolu moomu ñu gën a jox courage pour ñu ànd ak doomu Ndar yi joxante loxo ci xalaatu Ablaye Wade ci xam-xamu Ablaye Wade ñu mettre en place benn projet de société benn programme boo xam ne moom la ñu fas yéene doxal pour soqali Ndar ci anam yi nga xam ne anam yu bëri la ñu dénk ko maire bi muy d'abord les 9 domaines de compétence ak yeneen compétence yoo xam ni Ndar mënu cee ñàkk yëngu ba tax na kon maire bi daf ci war a taxaw fi mu ne nii ñi ngi liggéeyu terrain di daje ak militants yi ak militantes yi di daje ak mouvement de soutien yi di daje également ak sympathisants yi ak doomu Ndar yi nga xam ne politigaanu nekkuñ ci benn parti waaye dañu tàyyi ci am nañu yaakaar ci peut-être Ablaye Wade ba tax na xam nañ ne équipe bi nga xam ne moo ko tànn nit ña fa nekk nga xam ne moom moo leen jàngal xam nañ ne bu Ndar di génn ci coonaam bu Ndar di développé ëllëg ci équipe boobu dong la mën a jaare moo tax ñun fépp fu ñu jaar xamal leen ne woteel Mansour Faye ak woteel Mary Teuw Niane c'est la même chose mooy woteel Macky Sall mooy ëllëg si biir dóor yi ñu dóor juróom-ñaari at yi ñu dóor yu ko gën a metti kon nañu ànd ñun ñëpp ci biir Ndar ci quartier yi fu mën a doon Langue de Barbarie ak Soor ba Bango ak Ngalel ak Pikine ak Léona ak Diamaguène fépp ak Ndiolofène ñu fas yéene ànd ak liste bi nga xam ne président Ablaye Wade moom moo ko tànn mu noon la grande coalition wàllu Sénégal pour que au soir du 23 janvier 2022 ñu dégg wiiw tàmbali nag liggéey wutuñu maire bi pour nguuru wutuñu ko pour remplacer simplement Mansour Faye dañu bëgg a changer système bi doxalin bi ba les 9 domaines de compétence yi nga xam ne dañ ko transférer les collectivités territoriales ñu mën leen exercer selon la loi ñu mën fexe ba population yi muy mag ñi muy ndaw ñi ak jigéen ñi ñu mën ci bénéficier en priorité et que véritablement lu jëm ci wàllu njàng mi lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram lu jëm ci wàllu cadre de vie lu jëm ci wàllu formation wu jigéen ñi ak seen financement ak yeneen yoo xam ne ay soxlool ak assainissement buy permettre inondation bañati bëri ci dëkk bi loolu lépp ñu xar ci suñu tànk tubéy ak partenaires yu ñuy am ak ndimbalu Ablaye Wade ak xam-xam ak ay relation am ndimbalu Karim Wade partenaire am ak ay relation am pour que Ndar ci lu gaaw avant mandat bi di xaaj nit ñi commencé sentir ne am nañu mairie ci mairie bi ñu am équipe buy liggéey la loolu mooy suñu yéene ci la ñuy dox di ci wax boobu ëllëgee incha allah Saint-Louisiens yi xam ne kañ doon seet agsi na équipe bi ñu bëggoon ñëw na nit ñi dellu ci seen yitte nekkaat seen jàmm xam ne Ndar dafa war a développer parce que Ndar ci tur ak ci gëdd ak ci jaar-jaar dafa doon dëkk boo xam ne kenn waru ko sàggane kenn waru ko caaxaan. coordinateur ñu gis ni Mansour dafay présenter bilan le 28 ñu gis ni ñu bëri am na ci ñoo xamante ni critique nañu ci wàllu hygiène et voirie bi nga xamante ni bi nii joxoon nañ ko ki nga xamante ni mooy Jean Seck mu nekkoon ci dëkk bi ñu ni hygiène bi ak voirie bi moom lañ ko joxoon mais ñu ci bëri dañ ci critique ndax mbalit mi fi nekkoon UCG ñëw na fi mais teewul ba léegi mbalit maa ngi fi moom nee na day présenter programme yow loolu lan ngay wax ci loolu. Ndar daal balay set ñaari rakk du set jàngu seex du set festival jazz du set ziyaara kër Mam Madior du set gàmmu kër sëñ Iyane du set gàmmu kër sëñ Salif Mbeng du set mag ñi fi ne jàngu shérif yi du set shérifu daaru yi bu ñuy jàng du set Ndar kañ lay set ñu ne Macky Sall daf fi ñëw
ci lay set ñetti fan Macky ñëw fi après ñu mbalit ma ñu dencoon ñu génneewaat kon loolu yaakaar naa mënuñu fa wax waxu bilan li am solo ba am solo mooy kuñ ci mën a tudd itam responsabilité am bu engagé wu responsable Mansour Faye moo jël paie ndax moom lañ ko dénk ñu ko Jacques Seck xaw ma Antoine Seck kiñ ko dénk mooy Mansour Faye moom la ñu faloon maire moom nag buñ ko falee mu tële wala mu tànn ñu tële responsabilité bi yëpp moom moo koy incombé mais li am solo ba am solo mooy c'est une question de volonté c'est une question également d'école jàngul tari nee nañu du dëkk loo jàngul mënoo ko tari école bu baax bi Abdoulaye Wade la ku fi jàng bay tari moo la jàngal liñ fi def lu baax ak as néew ci moom la jógee ci xalaatam ak ci volonté am ak ci engagement am kon ñun ñi nga xam ne ñoo am chance jàng ci école am xam nañu yoon wi pour defar dëkk bi ci am nañu ay partenaires pour defar dëkk bi léegi kay li ñuy ñaan yàlla rek mooy doomu Ndar yi yeewu ci ba mën joxante loxo teg fi équipe bu Ablaye Wade boobu pour que liggéey bi mën a tàmbali ñu bañ a perdre temps jàpp naa ne du ñu añaane seen bopp bay jéem a falaat Mansour Faye wala Mary Teuw Niane boo ëllëgee ñu war fi toogaat juróomi at yoo xam ne ci coono la ñu nekk loolu yaakaar naa kenn ku nekk sa responsabilité personnelle dafa engagé wu par rapport ak ñan lañ fiy teg ëllëg ñu gérer ndax programme bi nga xamante ni bi nii wàllu Sénégal am na ko ndax di nga ko présenté waa Ndar ci meeting wala ci manifestation boo xam ne ñëpp dana daje programme boobu ñu ngi koy élaborer mais ñun dañu wuuteeg ñi nga xam ne ñi ngi wax xaat seen programme di dem di ko exposer te dafa doon ñoom programme boo xam ne dañu toog entre 4 murs dugg seen bureau élaborer ko ñun nag programme bi bañ koy élaborer dañu dem seeti waa Léona dañuy waxtaan ak ñoom waa Léona wax ñu lan mooy seen ay itte ndax nit ki itam doo ñëw di ko defal loo xam ne waxtaanoo ak moom waa Pikine ña ngay élaborer ñoom itam waxtaan nañu ak ñoom ci seen association boobu ñuy wax pacte Pikine day dem boo demee jàmm gën ña ngay élaborer Langue de Barbarie am nañu ay experts yu fa dëkk yuy liggéey ak ñun bokk suñu liste yi ña ngay élaborer Bango noonu feneen ak feneen noonu loolu malgré ñun ñooy defar ossature bi parce que xam nañu fi ñu jëm mais contenu bi ñooñu koy proposé bu ko defee ñu amandé ko ci benn assemblée générale boo xam ne ku ci ne da nga ciy joxe sa xalaat loolu nag la ñuy def mise en œuvre ñun dañu utiliser ce qu'on appelle la méthode participative pour que appropriation bi par les populations mën a yomb loolu la ñu Ablaye Wade jàngal jigéen ñi wax li ñu bëgg ndaw ñi wax li ñu bëgg professionnels yi wax li ñu bëgg ñi nekk secteur informel wax li ñu bëgg mag ñi wax li ñu bëgg pêcheurs yi wax li ñu bëgg ñeneen ñi liggéey ci leneen ak leneen aussi wax li ñu bëgg loolu la ñuy dajale mu doon programme Ndar bi nga xam ne waa Ndar ñoo ko tànn pour que boo liggéey waa Ndar mën ko porter rapidement maire bi gunge leen ci avec les moyens de la municipalité pour que réalisation yi mën a yomb. ñu gis ni dañuy dugg ci artisanal bi di ci demander ay carte d'identité légalisée pour jox leen ay financement ci 200 000 300 000 actuellement nii ci marché bi boo gisee artisanat bi ñu ngi commencé di def ay programme ndax loolu politique la sociale boo xamante ni bi nii daf koy mëne wala. xam nga nit ki bu feebaree doo bàyyi ba mu dem morgue ba nga door koy indil ordonnance parce que ku ñu yóbbu morgue mooy amatuñu pexe si yow nit ñi sonn nañu Mansour Faye 5 ans lañ ko faloon 5 ans yooyu ci la waroon def li muy def lépp defar ñëw présenter ñu bilan 2019 ñu apprécier xool ndax dañ koy falaat wala dañ koy dégager président may ko 1 an muy 6 ans ñu dellu mu mayaat ko 1 an muy 7 ans bu toogee ba 7 ans yi passé muy doog a indi ay projet yoo xam ne yi politique moo tax mu koy def parce que élection locale yi dafa jege si ça veut dire que bokkul woon ci programme am loolu politique politicienne la et que mandaawam jeexoon na ca taxul mu indi loolu ca bañ leen ko diggee yàgg na bañ leen ko diggee ak léegi ay at yu bari la ñu bàyyi ba heure bi ñu ne dañ leen koy naxewaat ba dugal leen ci kaaf gi tëjaat ko rek waaye Saint-Louisiens yi kuñ ci jox financement na nga jël waaye boo demee bay voté di nga voté utile mooy voté contre Mansour Faye ak Mary Teuw Niane. dëgg la ñu gis ni ñu lay laaj rek ni est-ce que Ablaye Wade tournée nationale bi mu daan def nag dana ko defaat. jaar fi xam nga président Ablaye Wade moom Sénégal dañ ko nam mais ñëpp dañu war a xam également que président Ablaye Wade Sénégal la dëkkul bitim réew ay ñetti at a ngi mu toog ñaari at a ngi ci ginnaaw mu toog Sénégal ay weer yu néew la génn dem France pour am lu muy lijjanti ak ay rendez-vous am ak ay mbiru boppam mais incha allah yéen a gën a xam ne élection yi bu jotee président Ablaye Wade day ñëw parce que moom mooy secrétaire général national PDS ba tey moom mooy ki ñuy jox ndigal mooy également ki ñuy orienté li ñuy def yëpp ci vision am lañ koy inspiré woo kon incha allah dina ñëw ci jamono bi nga xam ne mooy le moment opportun pour li fi ay ndigal ay orientation ak coordination bi mu war a def ci partem ak ci coalition bi mu jiite mu mën ko def ñu ànd ko ak moom mën nañu sax xalaat ne incha allah buy gën di doxantu dina ñëw ba Ndar ndax président Ablaye dafa bëgg Ndar te loolu yëpp incha allah bu amee pendant la campagne danañ ko yëgle
luñ ci war a jël comme ay disposition ñu jël ko parce que waa Ndar ni leen président Abdoulaye Wade bëggee noonu lañ ko bëggee voilà mais ñun xaaruñu ko parce que daf ñu fi yabal ca doy nañ ko kon liggéey bi ñun ñoo koy def avant muy ñëw même bu ñëwuloon sax mu ñëw moo ñu gënal waaye du tee ñun liggéey bi ñu war a def daañ ko def fañ ko war a def ànd ak góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi incha allah. Mayoro may jeexal rek ku wax Mayoro Faye wax Karim Wade Karim anam. Karim mi ngi bitim réew. te incha allah moom itam mi ngi waaj mooy sunu candidat 2024. te incha allah ñu ngi koy waajal di liggéey ci terrain bi di élargir les bases du parti di liggéey en rapport avec lui parce que moom it secrétaire général national adjoint la chargé des stratégies et des orientations du politique du parti kon am na rôle bu muy jouer comme ñun am nañu rôle parce que président Abdoulaye Wade c'est un démocrate ci biir parti bi responsabilité yi daf ko joxe ci direction bi kenn ku nekk am loo yore noonu la Karim Wade aussi am li mu yore waaye li mu yore mi ngi koy doxal donte la newul ci biir réew mi ca xam ngeen ne génn bi mu fi génn du sagoom waaye ñi nga xam ne nag ñoo ko ragaloon ba fexe wut ay pexe ba génnee ko bis buy dellu si duñ ko mën a téye ndax sénégalais yëpp a ngi koy xaar ci le moment opportun incha allah dinañ annoncer son retour bu ñëwee ñu ànd ak moom mu nekk la dernière ligne droite ñu fal ko en tant que président de la République en 2024. merci Mayoro jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax.